ci la jàmm jeex ci ñoom donc il faut que ñu dellu seex seen xel mu dal te xam ne mbir mi fu mu toll nii jël nañu sunu responsabilité yëpp war koo topp jusqu'au bout. mi ngi noonu Hadj Mansour la xew ca kër gii di poste mi ngi gën di jéggi dayoo léegi sax ay agression secrétaire général bu intersyndical bi la ñuy wax ci jamono ji nga xam ne sénégalais yu bëri ñu ngi laaj ak leeraanga ca doxalinu kër ga. mu jiite syndicat bi tudd SNTPT poste. dama commencé topp seen xeexam fi mu nekk nii di xool syndicat yi di xool liy luñ bën ci biir mais Mouhamed junj naa la ko barki démb ci suba gi matinal bi. ni la kan moo am intérêt. ci avantage yi poste am pour ñu sacrifier ko jox ko kaneen. kan lañu ko bëgg a jox. banque la wala lan la lu ñu namm ci planification pour sacrifier poste ku ci am intérêt poste dañu fa génne xaalis boo xam ne jaaduwul chèque yi koy remplacer amul dara anam gi ñu ko defee jaaduwul Bassirou Wade jëkk a nekk directeur général bu poste finance naka mu laal dossier ba ñu dàq ko monsieur Fédior ñëw laal dossier ba ñu dàq ko alors te li ñu laal gum boo seetee mi ngi toll ci 1 milliard et quelque xaalisu askan bi la poste di dund ci ay jafe-jafe poste am ay innovation yu mu war a def yoo xamante ni bi ci fi jamono toll di doxee noonu ñun ñaata yoon ci journaliste lañ ni poste daa war a am ay xalaat yu mu avancé dox ni jamono doxee poste mi ngi dox ni jamono yi doxee ñu nekk ci kanamu poste ñoo ko téye lànk ni du bouger lan la ñu planifié ci wàll boobu xaalis boobu génn ak seen intérêt boobu am fa ay way retraité yuy jiite ay nekk ay kilifa foofu fan nga mos a gis prestataire bu nekk responsable. chef d'agence wala chef de service na nekk prestataire loolu mos naa am na poste ñu war koy dénoncer yooyu ñu ni déete waaye directeur général ba fa nekk ministre mënulu ko dara di dàq ni mu ko neexee moom daal kenn du toucher xaalis boobee nga xam ne mu génne légalu te loolu ak njaal benn audit la ñu war a auditer xool fi poste nekk gis nga poste non seulement Sénégal yëpp ñoo ko moom mais poste dafa am avantage yoo xam ne tey structure bu ko am da ngaa war a jëm kanam moom doo nga am école boo xam ne day tàggat ay liggéeykatam mën leen a orienté ci ëllëg li mu bëgg ci yow comme produit benn ñaareel bi ci des poste la fay liggéey ci ay pères de famille ay junni nit la donc pourquoi ñu koy sacrifier bii nag moom dafa jéggi dayoo rencontre am en tant que syndicaliste génn ci kanamu directeur ci kanamu yeneen i kilifa ay soi-disant nervi te ko agressé ci kanamu nit ñi parce que day bëgg droit am day bëgg leeraange am ci gestion wu poste loolu kenn mësu koo gis. parce que moom Mactar monsieur Sarr monsieur Ibrahima Sarr. mais est-ce que ëllëg mënut a dem bu rencontre mel noonu amee demander ay frères am ñëw taxaw ci bunt bi. ku ko agressé musiba am. parce que dof boo gis mu génn ci muy dox ci mbedd ci kër la jógee. dëgg la agression boobu mu xam ni diw moo ko santaane wala ay nit ñoo nekk ci ginnaaw ëllëg dootul amaat de. te ku ko xam ni ñàkkul fayda. xam nga li ñuy demander gouvernement bu Sénégal. poste gii ñu bëgg a caxatee waa Sénégal duñ ko nangu. liggéeykatu poste duñ ko nangu. te kenn moomu ko ki ko bëgg a caxatee duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñu ngi demander gestion bu leer directeur général bi Abdoulaye Bibi Diallo. mi ngi noonu audit ak leerange Ndeye Dimet la ñu sàkkoon ca kër googee di poste waaye finalement ay xeetu agression secrétaire général intersyndical bi la ñu nemmeeku ndaxam lii buñ ci artu léegi mbir mi dina du jéggi dayoo. xam nga dossier poste Mohamed man dama ragal rek mu nekk encore beneen scandale de plus. dolleeku si scandale yi ñu jot a gis te ba léegi si. kenn faju ko fàttalikul Mohamed ni am na ay rapport yoo xam ne dañu épinglé ay directeur ci ay loxoor te ba fii yoon jógul def liggéeyam donc man dama jàpp ni encore une fois bu fekkente ne dafa am ku nekk ci biir këru liggéeykaay di dénoncer li fa nekk maanaam ay malversation ay wuruj kooku encouragé woo ko mais da nga ko dàq loolu yow déjà dafa am leneen looy bëgg a wane pour wane ni fii képp ku fi taxaw pour bëgg a wax lépp luy transparence wala clarté lii dal waa ji moom moo la nar a dal donc encore une fois man dama jàpp ni lii xew ni ñëpp tekki seen bët état waxul état moo ko cautionné parce que xoolal tey directeur général boo xam ne nii le président de la république day taxaw clairement ni directeur bu deful ay résultats ci ay localité am ma jëlee ko fa kooku fan lay jëlee li mu tibbee campagne ci entreprise bi nga xamante ni moom lañ ko dénk donc léeg-léeg nga jékki-jékki état jox la ay quota militant ni la recruter ko nga recruter leen te ci loo xamante ne ni na nga ko recruter jaaduwul donc autant de facteurs yoo xam ne ñëpp gis nañ ko teg nañ seen bët que ni état bëggul mbir yi leer te dama ragal rek ni poste moo feeñle ndax avant lii di am aussi am na ay poste ay directeurs yu jot a jaar foofu noonu ñu am lu ñu fa def te ba fii dara fekku leen ci tey dem leen ngeen dugg LONASE wala ngeen dugg tey yenn société générale yu ci mel ni tey ay Senelec yàgg nañu tirer la sonnette d'alarme mais jusqu'à présent ba léegi si dañ ko xaw a
jël gestion bi nëbb ko seen biir donc il faut kenn ku nekk foofu ci biir oser génn wax ngir ñu xam réellement malversation yi ñuy faral di junj dafa nekk une réalité ci entreprise sénégalaise yi. ci jamono jooju Ndeye Dimet association des clients sociétaires des institutions financières ñu gën leen xam ci ACSIF ñoom nag ñu ngi doon amal ak janagooy taskatu xibaar yi ca kër googe di RTP lu ñu bëgg mooy d'accord nañu ci njëlbeen li sanction yi RTP jël ci opérateur de téléphonie yi sanction yooyu mi ngi sàkku itam ci RTP mu bañ a dellu ci ginnaaw ndax Sénégal lu ñuy dund ci jafe-jafe opérateur téléphonie yi fi nekk jéggi na dayoo moom njiit la Famara Cissé lay wooyu ñu teewlu ko. da ngay jënd sa crédit bëgg a woote doo déggante ki ngay woote. ñu ne nag du ñu nangu mukk ñuy manipuler opinion bi pour mën a échapper bañ a fay. parce que la ñu def ci ñaawteef li ñu def ci métit askan bi duñ leen seetaan ñuy bañ a fay parce que alalu askan bi la rek lañ jëloon ci naka su dul noonu état bi bëgg ko delloo si dugal ko trésor public pour fajee ko soxla askan bi. moo tax ñuy ñaax état na jël ay responsabilités na dëgëral taxawaayam. ARTP directeur bi nag ñu koy féliciter di ko encourager xam na ni ACSIF dana ko suivre ba xaalis boobu yëpp ñu recouvrer ko dugal ko ci gafaga état bi mu servir usage. mi ngi noonu sëñ Saliou Gueye ay milliards la ñu daal di sanctionné yooyu les opérateurs de téléphonie ACSIF moom nee na gongo ndax sénégalais yi li ñuy dund ak opérateur téléphone yi jéggi na dayoo. waaw mais Mohamed lii c'est pas la première fois moom. ARTP yàgg na déplorer conditions yi nga xamante ne noonu la waa Sonatel di liggéey waa Orange yi ak waa yeneen opérateur téléphonique yi. ñoom ñu jàppee ko d'ailleurs ay veille de campagne singali xëy na ci élection yi. en réalité loolu moo ci xaw a tey xel aussi. que milliards yi nga xam ñu ngi koy laaj gars yi alors que les gens iront bientôt en campagne. te xam nga ARTP aussi xaalis ba fay dugg amul benn transparence xamuñu suñu principal problème dans ce pays mooy transparence bi nga xam ne tey ñooñu bu ñu demoon fay est-ce que réellement ils vont faire des communiqués ou bien des informations pour wax ne ñii fay nañ li man mosuma dégg ñu ne Orange fay na nangam